jërë ngeen jëf mbokk internetu Sénégal 7.com ñu ngi leen di gërëmaat bu baax a baax si confiance bi waaye si ànd bi ak Sénégal 7 rawatina nag si programme yi nga xamante rek ñu ngi leen koy wan à saa su ne ñu ngi leen di fàttali rek fi ñu taxaw nii moom moo di buntu bu yëmbal sud fii nga xamante ne rek la ñu dégg ay coow ne dafa am ay tàkk-tàkk si biir ginnaaw nag ba ñu ñëwee si buntu mairie bi duñ def dara lu dul rek dugg si biir vérifier yi nga xamante rek moom moo di information bi ñu xool également lan moo fa jotoon xew exactement bu ñu sukkandikoo rek si ñi nga xamante rek ñoom ñoo autorités yi fi jot a nekk ñu taataan leen suñu micro waxtaan ak ñoom ndax li nga xamante rek moom moo di tàkk ñu doon dégg am na wala amul waaye tamit bu dee amul lan moo si am exactement su ko defee ñu mun koo dëgtal suñu mbokk internet Sénégal 7.com ñi nga xamante ne ñoom ñoo di seetaan à travers si réew mi ak si bitim réew jiyee ñu dem si biir mairie bi ñu xool exactement yëf yi na la tëddee woon ñu ñëwaat si biir Sénégal 7. voilà comme ni ngeen ko gisee noonu ñu ngi taxaw ak ki nga xamante rek moom moo di Abdoulaye Sagna nekk directeur cabinet du maire Bara Gaye fii si commune bu Yëmbal Abdoulaye ñu ngi lay nuyu ginnaaw nag bi ñu déggee ay rumeur ne fii dafa jot am ay tàkk-tàkk ma bàyyi rek nga nuyu ak Sénégal yi lay suivre si Sénégal 7 si rumeur yooyu nga xamante rek jot na am si seen commune. jërëjëf maa ngi nuyu bépp téléspectateur bu Sénégal 7 di wax ne dañu nekk ci contexte inondation tout d'abord damay massawu ñëpp ñi nga xam ne bii ndox mi da leen a lor rawatina ñi nga xam ne seen kër yi ndox mi da koo nangu ndax ku ne xam ne ni ren année bu pluvieuse la bu loolu weesoo tey xew-xew bi fi am dañoo xëy le matin. ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk commission environnement ñi nekk ci cadre de vie bi ak ñi nekk ci inondation bi nekk sur le terrain am ay xale yu jóge ci quartier yi wër Farba def benn mouvement d'humeur nekk groupe indi ay mbalit indi ay xeer indi lu ne envahir mairie bi loolu nekk nag loo xam ne lu déplorable la ndax liñ ciy déplorer waxuma rek salte bi ñu fi sànni waxuma rek yàq-yàq yu ñu fi def mais dégg naa. lan moo waral ñoom ñu ñëw sànni fi xeer yeeg ak mbalit yi nga wax. waaw nee nañu dañoo inondé ndox mi da leen a ëppi loxo xamuñu nuñ ko faje ñu def mouvement d'humeur ñëw attaqué mairie bi mu nekk loo xam ne nag lu ñuy ñaawlu la au premier degré ndax ku ne xam na ni inondation benn du compétence municipalité inondation état moo koy gérer boppam à travers le plan Orsec mais taxul mairie yi war a banque seen loxo. yàlla suñu borom xam ne ni foofu nga xam ne fa la xale yu jóge li ñu fa def consacré ko ci ay effort ci ay énergie ci ay dépenses defuñu ko ci beneen point bas ndax ku ne xam ne ni camion hydrocureur benn bu nekk 150 000 lañ koy loué pour 10 rotations bi nawet bi ñëwee ba léegi li ñu fi indi ci ay camion hydrocureur yëpp koñ boobu la dem ak buntu police ba indi nañ fa ñaari moto pompe yóbbu fa carburant le maire en personne wàcc fa massawu askan bi loolu du ñaari weer du ñeenti semaine barki démb boo njaay la ndax lundi passé la woon démb mu taw tey ñu xëy def jëf jooju ñun lu ñu bett la xuma la dara waaye dégâts matériels yu important la ñu causé fii ci commune bi dugg ci biir mairie bi yàq fi ay chaises am ci ay chaises yoo xam ne dañ ko emporté donc loolu c'est du vol am na 8 chaises yoo xam ne bii dañ ko teg ci ay brouettes yi ñi yenu ko yóbbu ko loolu bokkul ci manifestation loolu càcc la waaye bi ma ci gën a déploré ba déploré ko rek mooy état civil bi ñu attaqué ndax naa la ko ci suba ñi nga xam ne ñoo nekk ci brigade inondation ñoom ñëpp dañu nekkoon sur le terrain ñii doon liggéey ci état civil bi ñoo fi nekk ñoom bu ñu ñëwee dugg ci biir état civil bi ak seen i humeur agents yi dañoo daw bàyyi leen foofu ñu yàqate fa sotti fa mbalit sotti fa ay ndox ba registre yu bari fu mu toll nii yàqu na. ñoom dañoo jotoon taal si yenn bureau yi nekk ci état civil. indiwuñu xal mais ndox la ñu indi ak ay mbalit ak ay immondices loolu ku ko sotti ci ay registres yi nga xam ne ay këyit la loolu yàq la. te wax dëgg yàlla Sénégal war naa weesu loolu ndax vivre nañu ay expérience yu doy waar ci wàllu état civil kon état civil dafa nekk loo xam ne bi bépp doom yëmbal mu mës a juddoo fii bu mës a marié wu fii wala ko décédé fii la say kayit nekk moo xam nga nekk Sénégal wala nga nekk bitim réew ku ci soxla kayit fii nga koy jëlsee kon nag wax dëgg yàlla mer ndax dafa taw warul tax ñu ñëw yàq kayit yooyu yàq ay avenir yàq ay destin wu doomu aadama loolu lu ñu condamné la fermement te dara justifié ko dans la mesure où lii am dëgg la yàlla moo ko indi mais compétences yi dañ ko répartir état mooy gérer inondation plan Orsec déclenché nañ ko les moyens du plan Orsec ba léegi ñun Yeumbeul Sud ñoo ngi taxaw di ko xaar gisuñu ci dara teewul ñoom point bas boobu ñu nekk amul benn jour boo xam bi nañ xëy rek te duñ fa gis les agents de la mairie ñëw nekk ak ñoom di leen jàppale ci ndox mi nga xam ne moom moo leen sonal kon jàpp naa ni jafe-jafe nu mu mënti am war nañ ko mën a exprimer nu ne lu dul yàq li nga xam ne bi bokk moomeelu ñëpp la muy état civil loolu moom mooy li fi am tey remonté ñu frustré ñu te it li ñu ci gën a jaaxal ba jaaxal ñu ci rek mooy nee nañu loolu avertissement la dañoo romboon rek dinañu ñëwaat bu ñu ñëwaatee état civil dara du fa des
kon maa ngi interpeller askanu Yeumbeul Sud opinion nationale et internationale ci danger bi nga xam ne bii mi ngi ñuy gete ndax li nga xam ne moom la ñu fi préserver di les actes d'état civil ñun moomuñu ko dañu koo dénk fii lañ ko fekk fii lañ koy bàyyi ñoom ñooñu seen i kayit fii la nekk kon képp koo xam ne am nga ci kàddu képp ku ci am tànk booy dox ko ci balaa l'irréparable di produire ñu nit du ñu toog nag les bras croisés on prendra toutes les dispositions nous interpellons la police nous interpellons les forces de l'ordre nous interpellons l'État à travers le sous-préfet ñu jël seen i responsabilité xam ne xale yi ñëw nañ def nañ fi lii te menacé nañu dinañ ñëwaat nañ fi defaat leneen parce que dañoo inondé. jot ngeen a identifier ñi nga xamante ne ñoom ñoo jotoon ñëw ba xam fan lañ jugee ba ñëw def jëf jooju. xam nañu fan lañ jógee identifier nañ leen bu baax a baax a baax bi ñu ñëwee rendre compte maire ndax mbir mi bi mu amee fii la fekk monsieur le maire mi ngi toll bureau di leen xool di leen gis ñu def seen jëf jooju moom dans sa largesse nee na du ci def benn poursuite dina baale waaye na fekk mu yem fi bu fekkente ne nag defaat nañ lu mel noonu loolu nag du doon saut d'humeur waaye loolu tayeef lay doon te bu boobaa suñu responsabilité moom moo ñu yëkkati pour ñu agir dinañ agir énergiquement ndax comprendre nañ dañu nekk ci jafe-jafe wax dëgg yàlla nit ñi dañoo sonn ci ndox mi te ku ne xam ne inondation yi ni mu mettee waaye jafe-jafe jooju nag warul mën a tax ñu yàqal ñeneen ñi nga xam ne bii ñoom ñoo bokk li fi nekk. ba ñu ñëw fii boobu sécurité bi fan la nekkoon ba ñoom ñu jot a dugg si biir ba jëf-jëf ji. ku ne xam ne ne les municipalités ay ASP ñoo fi nekk te les ASP dañu def une fonction administrative quasiment dañuy ñëw di orienter nit ñi di leen organiser ñooñu duñu ay force de sécurité en tant que tel donc ils étaient débordés ñaar ñu góor ñoo fi nekkoon ak ñu jigéen ñooñu mënuñu woon contenir foule boobu donc wax dëgg yàlla du woon nit lu ñu xaar d'autant plus que comme ni ma ko waxee léegi point bas boobu li ñu fa def ci investissement amul beneen point bañ nañ ko ba yeneen ñi dëkk Yeumbeul yëpp dañ naan monsieur le maire faalewul lu lul waa Farba lépp lu mu am Farba la koy yóbbu kon tey xale yooyu ñoom ñoo ñu fayee lii mais loolu du lu war bañ nañ ko ba terrain central ku ne xam ne ni c'est en chantier bi nawet bi ñëwee ndox mi sonal leen monsieur le maire dafa autoriser à ce que ñu ubbi terrain central bi pour ñu fay sotti ndox mi pour mën a soulager population bi kon kooku deselu leen dara lundi bi mu mujjee ñëw foofu nee naa la jënd nañ ñetti moto pompe yóbbu ko foofu jouru lundi bi ak jouru mardi bi dépensé na presque 1,8 million ci point bas yi nga xam ne bii foofu la dem visiter askan bi indil leen le peu de moyens bi mu am mooy fàttali ni dans le budget amul dara lu ñu ci prévoir pour les inondations spécifiquement parce que c'est une compétence qui est conservée par l'État central qui est gérée par le ministre de l'Intérieur et son ministère ak les services déconcentrés de l'État donc loolu bu ñu demee ba ñuy attaquer mairie ak li ñu psychose bu ñu mës a am ci wàllu état civil dañuy xam ni vraiment suñu citoyenneté jar nañu interroger wu waat ci bal taxawaay la ñu war a am ci ban conscience la ñu war a am loolu lay appeler vraiment jeunes yi nga xam ne ñoom ñoo fi ñëwoon di leen wax ni dëgg la maire lii cëram mën na koo baale waaye réew mi dafa am lii institution la institution nag ñi ko war a sauvegarder mooy la police mooy les forces de l'ordre muy maire yi muy beneen institution bu mu mënti doon nit ñi du ñu seetaan ñu koy attaquer parce que dañoo mer am na naam mën nañu manifester mën nañ takk ay brassards rouges mën nañ def marche mën nañ def lu ne waaye di yàq li nga xam ne da nga koo bokk ak ñeneen loolu du lu ñu mën a accepter mën na jàll tey mais dootul jàllaat en tout cas ñu ngi rassurer askanu Yeumbeul Sud ni lii toutes les dispositions seront prises xale yi nee nañu suba dinañu ñëwaat nee nañu du ñu màggali fii la ñuy nekk chaque jour dañuy xëy di ñëw ci mairie bi on les attend de pied ferme. jàmbat mooy à ce que ñu daal di leen régler jafe-jafe ndox mi bi nga xam ne rek jural. jafe-jafe ndox mi dafa am lu ko envenimé parce que en réalité mbeddu Thierno Ndiaye dañ ko pavé def ci canalisation malheureusement canalisation boobu eggul amul exutoire parce que les waa Ageroute nee nañu exutoire bi dañ ko war a brancher ci la route des Niayes bi fi war a jaar route des Niayes jaaragu fi donc ce qui veut dire que ndox mi bu duggee du am fu mu dem donc point bi gën a wàcc cuvette bi moom mooy fees ndox ba dugg ci biir kër yi te loolu monsieur le maire Bara Gaye ku ne xam ne ni yàgg na ko alerter yàgg naa wax waa Yeumbeul ni inondation yi nawet bii ñu jëm dinañ ci dund lu ñu mësul dund parce que canalisation yi am na fi dina drainer ndox mi yëpp te du am fu mu dem donc nañu xaar inondation yi gën a metti ren ji tey jii yàlla dogal na li mu doon wax am na kon moom ba muy gis loolu ñii di manifester sax gisuñu woon loolu yàlla dogal na inondation yu daaw amoon na ñëpp ñu ci nekkoon les acteurs politiques yëpp wàccoon nañ sur le terrain kenn ku nekk di indi moto pompe di indi flexible di indi carburant di indi lu ne parce que dañoo dëgmaloon ay élections ñooñu ñëpp ku ne seetlu na seen bët ni dañoo banque seen loxo téye seen loxo te nag inondation du mbiru mairie du mbiru état sax du mbiru ñëpp la ñoom ñi nga xam ne ay responsable la ñu nekk fi li ñu daan def bu fekkoon ni yàlla moo taxoon ñu koy def bu fekkoonte ni askan bi moo taxoon ñu koy def tey jii la leen askan bi gën a soxla te ñoom ñëpp dañ leen a wan ginnaaw parce que tout simplement ay élection romb na loolu tamit lu ñu war a déplorer la. évaluation si dégâts matériels yi nga xam jot na fee am. évaluation yi ci la ñu nekk nii moo tax vraiment lu ñuy wax ci ay tolérance ak yooyu dañ koy prendre avec des pincettes parce que am na loo moomal sa bopp mais am na loo moomalul sa bopp monsieur le maire ay acte d'état civil
moom la yàlla dogal moom la réew mi jox responsabilité ndax mooy le premier officier d'état civil pour mu sauvegarder kayitu jàmbur yi ndax nit bu soxlaa kayitam ñëw ne ko ay nit ñoo meroon fee parce que dañoo taa ñoom ñoo ñëw yàqu ko loolu rek du mat lay kon responsabilité lay doon bu ñu évaluer lépp ba xam dégâts yi ni mu toll mais ñu jël les décisions qui s'imposent fu mu toll nii ba léegi ñu ngi estimer les dégâts mais mënuguñoo pare donc soo ba léegi ci loolu la ñu nekk. pour préciser rek li ñu wax ne am na ay tàkk-tàkk yi fi jotoon am kon loolu yëpp dara du si dëgg. ay flamme amu fi ay flamme moom vraiment gisuma ay flamme indi nañu ay mbalit indi nañu ay ordures sànni ko nit ñi sànni ko ci bureau yi sotti ndox ci les registres d'état civil loolu moom mooy li fi am sans compter les agressions physiques parce que am na ko fi romb rek ne leen li ngeen def du yoon mais dañ koo dóor ba fu mu te ni ma ngi hôpital parce que rek dafa wax ni li ngeen def du yoon injures yi ñu fi jot a subir nag moom kenn mënu la wax ni mu toll c'était vraiment le chaos total. fekk fi woon ñu bari ndax dañu nekkoon ci ndox mi mais bi ñu ñëwee vraiment li ñu fi fekk loolu kenn mësu koo gis te loolu c'est inadmissible donte li nga xam ne bu fekkoon sax compétence su maire la te li ñu doon xaar ci moom defu ko sax nii waruñu ko ni defee parce que nit waroo yàqal ba yàqal sa bopp ba yàqalaale say morom yi nga xam ne bii jotewuñu dara ak li nga xam ne loolu ngay ñaxtu loolu laa jàpp. li fi jot a yàqu mooy gis ngeen ko plafond yi dañ koo dajji li fi jot a yàqu ay chaise la. ay table yi nga xam ne dañ koo dajji am na ay chaises yoo xam ne dañ koo yenu yóbbu yooyu c'est du vol loolu jàpp naa ni loolu police dinañ leen interpeller pour ñu dem jëli chaises yooyu te képp kuñ ko fekk sa kër wax dëgg yàlla loolu c'est du vol te dinañ la atte ni ñuy atte ab sàcc ndax manifestation bokkul ci nga jël fa ay matériel di ko yóbbu sa kër. beneen bi ci topp mooy dégâts bi ci gën a mag te mag ci moom mooy les registres yi nga xam ne bii tey ba léegi xamuñu ndax nañ ko mën a récupérer wala duñ ko mën a récupérer jàpp naa ni loolu du lu ñu mën a régler. imaginez xale bu jàng ba déwén mu war a def bac ñëw soxla kayitam ñu ne ko sa kayit dañ koo tooyal loolu préjudice boobu amul lu ko mën a réparer ci àddina kon les dégâts matériels jàpp naa ni nu mu rëy loolu moom moo ci ëpp sans compter les blessures occasionnées ci ñi nga xam ne ñu ngi leen doon jéem a raisonner ñu dal seen kaw ci noo xam ni xel mënu ko nangu.